Thierno Lo di président parti bii di Aljana ñëwoon tey fii la ci Touba seet si militants yi ci jamonoy campagne bi ngir ñaax leen. li ñu fi indi tey ji Touba dafa bokk ñaari fànn bu njëkk bi mooy Touba ak Darou Moussi benn la parce que suñ Touba ak Thierno Ibrahima Fati ñëpp xam nañ ni mu demee kon ñu waa Darou Moussi ñun Touba lañ jëkk kon fii tool la boo xam ne bi mën na fee ñëw di fi béy comme tout le monde dafa fekk ne nag bu loolu weesoo ñu gis ànd ak président Macky Sall mu am benn liste boo xam ne bi mooy liste benn bokk yaakaar ñu war a jëm ci élection yi nga xam ne bi ñooy fal ndawu réew mi ñooy dem ci assemblée nationale nga xam ne boo bëggee defar teen boo bëggee defar route ak loo mën a def foofu la ñuy watee budget bi kon nag bu fekkee ne moom dafa liggéey li mu liggéey ci biir Sénégal ñëpp fekk seen bët mu bëgg koo àggale lu mel ni train bi di TER bi mu war koo indi mu ak si Touba jóge fii dem Ndar dugg ci biir Sénégal parce que ñu bari dañoo defe ne TER bi Dakar ko taxoon a jóg man maay président conseil d'administration bi décret bi ma nommé ak lim ci bind mooy TER bi nu ngi ko jël dugal ko ci biir Sénégal yóbbu ko fu nekk mu koy def ci mbay mi def ko ci université yi def ko ci hôpital Touba bi ngeen gis def Ila Touba loolu dafa war a dem continuer waat ko pour yóbbu ko ci biir Sénégal alors duñ tàmbali liggéey nag ba liggéey bi rafet ñu bëgg koo continuer am opposition boo xam ni wax na wax yu leer ni ñun bu ñu dikkee dañuy bloqué li fi nekkoon dañuy baare mbir mi su ko defee ñu toogaat juróomi at maa ñetti at yoo xam ne yi kenn dootu liggéey moo tax ñun ñu tax jël suñu tànk tubéy ñëw ne loolu bu leen ko nangu woteel leen président Macky Sall pour que mu mën a terminer mandat bi indi fi ay projet yoo xam ne ndaw ñi dañ liggéey foofu yoon waroon a dem mu yokk ko fu hôpital waroon a mu yóbbu ko fa pour que réew mi ku ci nekk nga gis sa bopp ci liy xew toll nañ ci monde boo xam ne bii ci jamono yi ñu jëm ak yi ñu nekk denrée alimentaire yëpp li ñuy dunde mi ngi yokku gaz bi mi ngi am problème pétrole bi mi ngi yokk parce que guerre bi nga xam ne bi moo am Ukraine dafa laal ay États-Unis laal France laal Grande-Bretagne war a dal ci kaw ñun réew yi nga xam ne bi leen amaguñu woon suñu doole kon ñu ngi jëm ci at moo xam ne nii ak weer yoo xam ne yi métti gi fi nar a am Sénégal yi war nañoo weesu fu ñuy defee violence fu ñuy xaste fu ñuy xuloo dañoo war a àndandoo boole suñuy xel ak suñuy doole pour que ñu seet loolu naka lañ koy fajee te umpale wu ma ne bis bu ñu toogee dalal suñuy xel ñaan ci suñu kilifa yi fi nekk mel ni Serigne Touba ba pare nangoo liggéey parce que xam-xam yi am na fi xale Sénégal yi ngeen di gis nii mais xale boo ci gis bopp bi ak ci saagam ay milliards moo ci nekk liggéey rek lañ bëgg li des nag mooy ñu encadrer leen indi leen ay projet ay grands travaux pour que xale yi mën a liggéey pour gis seen bopp. ak leneen des ma koy wax waa Touba sëñ bi damay fay ñëwoon seet si woon ko fii ma ñëwoon wax ko ñaar ne ko sëñ bi sëñ Mountakha xalif général bi nga xam ne bi moom fi nekkul sëñ Touba ma ne ko sëñ bi ñaara ma fi indi benn bi mooy sëñ Touba daf laa jox doole jox ko ay taalibeem ñu tëdd ko investissement humain murit wool président Macky Sall mu àndandoo nga dem jëli Lac de Guiers dawal ko mu dugg ci biir Touba nit ñi dem liggéey parce que mbay mi moo mën a yóbbu réew mi ci kanam sëñ bi ne ma loolu de Thierno bëgg naa ko yàlla mi nga xam ne bi ne nag moo ñu dimbali mu teg ci génn daal di ne budul woon projet bi ma tàmbali woon kon Lac de Guiers laay dem di jëli ma sant Serigne Touba ci bi ma dikkee man wax ko loolu fekk ko mu nekk lu ci ak loo xam ne lii moom daf ko bëggoon donc bu ñu buggee léegi nag président Macky Sall mi ngi ko nar a accompagner ci affaire Lac de Guiers boobu mais kon il faut ñu bàyyi ko mu ñëw ànd ak sëñ bi ñu indi ndox mi nit ñi génn liggéey ñu développer agriculture bi def ay banque de développement def industrialisation parce que politique bi kenn waru koo foyee il faut nit ñi xam ne askan wi li ñu soxla ci réew mu dal ak mu nangoo liggéey lañ ko war a amee mais di wax rek waaw kii daal qu'importe na dégagé bu dégagé ku fi ñëw baax na loolu réew mu koy def da ngay arrière xam nga loolu mooy indi mooma réccu ku bañ a réccu nag del xool ki ngay jël ak kiy wax nga ne ko yow lan nga def ci réew boo nee mbayum président Macky Sall baaxul yow booy ñëwee nooy régler problème mbay mi nooy régler problème santé bi nooy fexe ba xale yi liggéey loolu mooy débat bi te kooku bu ñu ko fi defee président Macky Sall nit ñi moom la ñuy woteel parce que moom moo jëf nit ñi gis ko ci ñi mu àndal kenn koo ci jël moo man waa opposition ñun ñii di ànd di jàppale président Macky Sall kenn koo ci jël ci allié rek moo man Sonko ak ñi mu àndal bu ñu toogoon tey jii ñu jàkkaarloo ak ñoom di laaj réew mi ak ñoom duñ ko jël kon nag dañu war a xam ne benn bokk yaakaar du majorité bu kenn foyee coow yi day bari mais da leen di gagné li ñu bëgg nag moo ñu fexe ba réew mi dal violence bi jeex saaga yi jeex ci ñu nangul liggéey loolu nag dañ ko ànd ak ay nit yu taxaw
yoo xam ne mooy ñoom Ndeyloo Abdoulaye Lo ak ñoom Maas yi nga xam ne moom lañu fekk dañ dikkoon fii depuis 2014 ànd ak ñoom ci 2019 ñu jox 4900 parrains 4900 parrains xam ngeen ne ñaari commune la ci biir Sénégal am na commune yoo xam ne ay 2500 voix la ñu gagné ci élection yi ñii ay 2300 ñii sax mat lu wunu 2000 ñii ñoom 4900 parrains lañ ci génne woon kon ñooñu poids électoral la il fallait que ñu ñëw pour seet si leen gën leen a ñaax fekk si aussi suñu parti alliés yi biñ dikkee ñu àndandoo ñoom ñëpp ñu ñoon doon leen encouragé pour que ñu def tout pour qu'on gagne les élections. fii mu ñëwoon nag di Touba Ndamatou seet si ñaari militant yi ko fi nekkal di Soxna Ndeyloo ak Abdoulaye Lo mbooloo mu bari ñoo ko fi tertu